ci ak yaama neex ci fonction publique bi waaye gis na ne ak anarchie da cee am moom njiitu réew mi loole nag kàddu yooyee tax na secrétaire général wala secrétaire national chargé de la communication syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire di sàkku ci njiitu réew mi mu andi ci ak joyanti donte moom ci boppam moom moo xamle li ni mel wax na ne sax ab échec la jëm ci gouvernement bi mu samp fii ci mim réew du Sénégal ndax itam Sénégal warut a toll fu ñuy recruter ci recrutement yu nga xam te ni ci ak yaama neex la lalu kii addu yooyu lekk kaddu mi ngi wuyoo ci Tamsir Bakhoum ñu teewlu ko Maodo Fafana. kon liñ mën a jàpp mooy que tey fonction publique la fa nekk lu jéggi dayoo la ndaxte tey il faut nga nekk ne xaritu ministre la doomu ministre la wala ku jege ministre la wala directeur bu jege président de la République la pour ñoom seen bopp ñu mën la recruter ne dañ lay dugal fonction publique muy ci tous les cadres nag de la fonction publique wante ñun liñ ciy wax mooy boo seetee tey ci mbirum njàng ak njàngale bi nga xam ne ñun ci la ñuy yëngu gis nañ ne fanweeri junne ak juróom-ñeenti téeméeri jàngalekat moo manqué ci système bi waaw lu tee ndey ji président de la République bi nga xam ne moom mooy ndey ji réew mu dem recruter ay jàngale kat ñu def ay concours ñu recruter dugal leen fonction publique def ko ci yeen koor yi au lieu que ñu bàyyi njàng mi ak njàngale jàngalekat yi fi nekk ñoom seen bopp di liggéey bu mucc ayib te amuñ jàngalekat yu dox. mu nekkoon Tamsir Bakhoum ka ko feelu ca yooyu les kaddu nag moo di secrétaire général national du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale ñoom nee nañu ginnaaw ak seetlu gi ñu amee ci kaddu yu njiitu réew mi jamono ji nag leen rek mooy solution bi di am pexe mooy ñu dellu ca li ñu doon wala yoon wi ñu doon jaar ngir amal ak recrutement muy ay test yu nga xam ne képp ku ne ku ñu jël ci fonction publique dafa fekk nga mérité ko Mbala Jo Thiam moo ni xamle ñu wéy di ko teeloog Mamadou Fofana. léegi nag comme que léegi nekkul mérite nekkul aussi ki njëkk a génn mooy njëkk a dugg fonction publique donc problème de chance la simplement nañu fexe ba delluwaat fu nga xamee ni ku ci nekk dana gis sa bopp ci loolu maanaam dévolution du recrutement mais wax nit ñi dañuy dem ci benn plateforme ñëpp bindu ci plateforme bi ku am diplôme ku amul après maintenant ñu def commission en interne mën nga xalaat ni kii am na connaissance yi ak yooyu mais est-ce que am na compétence bi mu nekk beneen problème aussi foofu donc loolu mooy wax bi léegi nag li ci am solo yëpp mooy que dañoo néew malgré li ñuy wax ni dañoo bari yëpp dañoo néew parce que fonctionnaire Sénégal bariwuñu te état bu ci nekk ñu ngi koy respecté ci qualité fonctionnaire bi qualité enseignant yi qualité policier yi c'est magistrat ak yu mel noonu loolu moo am solo moo ëpp solo. ñu àddu wax ci société africaine de raffinage Ndiaw ma nga cee dasoo xamin ba léegi ak la fa jub ni coow jàppale ne itam secrétaire général bu CNTS FC wi nga xam ne mooy syndicat bi ëmb liggéeykatu wàllu pétrole yi moom mi nga xam ne mission SAR lu am solo la ndax mooy raffiner lu jëm ci wàllu pétrole brut bi ngir mën di ko séddale di ko jaay itam ak yeneen produits yi nga xam ne ay produits raffinés la kon jot na sëkk njiitu réew mi moom président de la République bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Diop mu ñëw arbitrer ci xew bi xew SAR ndax bu nu ko bàyyi ni mën naa am ak jeexital ci koomu réew mi ci Sénégal te sénégalais yi ñoom ci seen bopp mën nañ ko yëkk mi ngi koy xamle ci waxtaan bu yaatu mu seq ak nanga ko bakk yo ko moom Cheikh Diop. ci boobu la élément Cheikh Diop daan ko am ci sunu xibaar yi dikk mu andi ak leeral ci jafe-jafe gi ñu nemmeeku ci société africaine de raffinage boobee di SAR ci la ñuy desandi sax nag ndax direction ba ñu ngi koy tuumaal ne dafa joxe ak marché yaama neex gré à gré lu toll ci ñaari téeméeri milliards ci sunu koppar te loolee moo jara wax jamono ji ak leeral lu ñu ci bëgg bu ñu sukkandikoo ci Omar Faye leeral askan wi état bu Sénégal moo war a jukk lijjante mbirum SAR ak gré à gré ñu fay nemmeeku rawatina bi ci mujj te it mu jur ab scandale noonu la ko tuddee soxal 200 milliards Omar Faye ñu teewlu ko ci ay leeral. scandale bi am SAR mooy scandale du siècle nan ngeen mën a nangoo ñu jël un marché de 200 milliards la wax 200 milliards di ko attribué de gré à gré yëfu yaa ma neex te ba pare li gën a yéeme conseil d'administration bi yëgu ko c'est grave ça moo tax ñu ngi demander à ce que directrice bi di Mariam Ndoye mu apporter immédiatement des éclaircissements ak ce qui se passe mooy dañu demander à ce que ñu limoger ko ni mu gën a gaawee son départ parce que c'est grave ce qui se passe ñu ngi wax 350 milliards pare guñu si tey ñu dugg ci marché de gré à gré de 200 milliards léegi nag ñëpp ñu ngi xool président ban réaction lay am par rapport à ce qui se passe parce que scandale mënul weesu lii
ñeneen ñi nekk ci jafe-jafe jamono ji mooy woy retraité yi ndax ñoom lu jëm ci seen payoruk pension de retraite jamono ji ngir jot ci ak jafe-jafe dëggantaan la ndax ginnaaw ba ñu nemmee ko mbirum poste finance nga xam ne lu ci ëpp ci seen i koppar fa lay jaar li ni mel nag ca siège bu IPRES ne ca Point E ginnaaw mën fa demee seetlu gi benn la ñoom ci saa su ne ñu ngi xëy ngir am yaakaar ci ne daañu jot seen i ay koppar waaye dinañu xaar ay fan encore ngir ñu mën a lijjante mbir moomee boobu ba léegi itam daanaka xamatuñu ana fu ñu jëm ci jafe-jafe képp la ñu dund tax na ki nga xam ne moo di Younoussa Baldé xëy na seeti leen. ci buntu siège IPRES nekk ci quartier Point E ci Ndakaaru bërëb ba xumb lool ay pa ak it ay maire di wàcc ci ay taxi yii les retraités dañoo ñëw ngir fayeeku seeni pension waaye ab déception bu métti lañ fa am. pendant 30 ans nga liggéey ko servir sa dëkk vraiment sonn ci nga xëy bëgg a jot say fonds ñu naan la ay demal tey suba ëllëg xamoo par où donner la tête nga yore njaboot tamit dafa metti vraiment loolu nekk na une situation vraiment très déplorable ñu ngi koy jooyal. beneen Ousmane bu jaaxle te tiit lool muy Ousmane Badji retraité bi di ñu wax nii rek dafa mer lool ndaxte comprendre dara ci situation bu am diggante IPRES ak poste finance. xam ñu ñëw joxe le numéro je comprends mais bu boo woowee numéro bi du ñu jël ñu naan fu nga ñëw ci comprendre vraiment la ko présenté ñu inscrit la jën kenn xamul après ça maintenant nga xaar ñu envoyé par Orange Money on ne comprend pas maintenant pas encore xaw ma kañ laa koy jot na. mer lool te jaaxle ñu ngi interpellé kilifa yi. jàppale ñu vraiment affaire bi kaw moo jën jot suñu xaalis parce que amuñu tali la ñu yaakaar koo liggéey ba ñu alerté loo yaakaar sal pension nga yaakaar. retraité yi sax xamuñu kañ lay situation bi di jeex. xamuñu situation bi kañ lay jeex li ko sabab nag Younoussa Baldé du leen lu dul ab détournement bu ñuy tudd ci poste finance toll ci $1 milliard ci sunu koppar ginnaaw ba coow li bëri nag directeur général ba daal nay dafa janook way taskatu xibaar yi ngir andi ci ay leeral moom li mu xamle mooy ñeneen ñu fa tudd di ay agent kenn du leen protégé dañu leen jébbal yoon ndax ñoom dafa mel dañ leen jàpp loxo ci poste maanaam li ñu leen jiin daal faw ñu andi ci ak leeral ca noonu itam mi ngi ci pëtaxlu moom Abdoulaye Bibi Diallo di woote ci mboolem seen liggéeykat yi xëy ca boobu lekk poste ñu boole seen yoxo doon benn ngir mën a yëkkatiwaat boobu lekk entreprise ndax coow li bari na lool Abdoulaye Bibi Diallo ñu teewlu kook Alassane Baldé. dañ doon jël sur eux ñu lebal xaalis ay travailleurs ay fournisseurs dañu def avance ñooñu suñu jotee seen salaire wala seen chèque ñu remboursé donc situation bi ñu toléré ko ba cette année ñu ne basta c'est fini. parce que ñun ñëpp constaté nañu que dañu am problème xaalis. peut-être moo tax duñ ci xeex pour améliorer suñu condition de travail heure bi daanaka poste mënul def dara parce que dañu suux on est au fond état bi moo ñu jàppale moo ñuy dimbale pour ñu génn ci. les directions générales ñu liggéey pour relever suñu entreprise sinon le reste c'est peine perdue. amul solo amul benn avantage. Nul n'est au-dessus de la loi amul kenn ku féetee ci kaw yoon loole nag mooy kaddu yi nga xam ne union des magistrats du Sénégal ci seen njiit la wax na ko ginnaaw ba ñu amal ak janagooy tasut xibaar yi ñoom itam ngir andi ay leeral ci laaj yu sénégalais di samp yu ci bari bokk na ci bi ci gën a fës mooy ndax am suñu justice ñun la am na indépendance ndaje ba nag Alassane Baldé moo ñu fa teewaloon. bureau union des magistrats bu Sénégal daal di génn ci pataaral bi mu nekkee ngir àddu ci yenn ci ay jafe-jafe yi nga xamante ni justice mu ngi koy jànkonteel jamono ji bokk na ci anam yi muy doxee waaye lu jëm ci wàllu indépendance boobu la justice. dafa nekk si ginnaaw justice ba lu mu àtte rek moo ko sant coow nag bu jógee ñëpp tàmm di wax benn wax dafa mel ni wax ba dafa nekk mais ñun ñuy àtte ñun ñu nekk si biir rek ñun ñëw mën a xam lan moo si ne. juge ku ñëw taxaw ne juge nga xam nga ba ngay dugg ci liggéey bi li tax nga dugg ci kenn du ko jàngal kenn xam nga ne bés dina ñëw walla ay bés dina ñëw di nga yore dossier yoo xam ne xëy na lu bari ci dëkk bi dina ci dépendre te bu boobaa tamit da ngay lenn rek ngay fàttaliku ne yow yaa yëkkati woon sa loxo waat ne liggéey bii nga nar a def da nga koy teg ci yoon. politique yi daal di am seen wàll ci boobu leen ndaje. coowum politique nag bari na Sénégal li ñuy wax rek mooy. politique ni muy doxee justice mënul doxee noonu politique ni muy waxee justice mënul waxee noonu bokkuñu ni li ñu tax a jóg bokkul ni ñuy dundee bokkul mënuñu nag bés bu ne fu nit ñëwee rek dal suñu kaw ñu jug tontu.
mu lu weesu ponk yooyu nga xamante nag waxtaan nañ ko jëm ci wàllu longue détention it bokkoon na ci li ñu waxtaane waaye ñàkk personnel bi ñu nemmeeku ci biir justice waral sax bureau boobu lay xamle ni nag daañu amal ay journée porte ouverte ngir fexe ba askan gi gën a xam justice na muy doxee. Alassane Balde ca ndaje boobee waxtaan nañu fa itam mbirum juge Souleymane Teliko mi nu affecté ca Tambacounda ñu bëri di lam-laamee ndax am sanction lam déet ak lan la ci UMS daal di yëkkati ni jéego def ko ci ñu sukkandikoo ci ko jiite yes mooy amul benn bataaxal wu leen juge Souleymane Teliko bind ngir ñu mën a défendre boobu lekk position nga xam ne ba nu ko koy jox moom ma nga teewoon ca foofe waaye défendre na ca boppam dañuy wéy di teewlu ki nga xam ne mooy njiituluk union des magistrats du Sénégal di Ousmane Chimère Diouf ci ay leeral. lam fa war a wax na ko mais bi ñu paree ñun ñëwul saisir bureau UMS pour wax leen lii wala lii moo tax bureau bi aussi xam nga booy jóg di dem ne yaa ngi dem si kilifa ne lii nga war a waxtaanee moom dafay fekk nga am foo ko teg te fi ñu ko teg mooy ki nga xam ne moom nee nañ loolu moom moo ko dal su ñëwoon si ñun nañu lii at lii la bu ñu dem si kilifa ga dañu xam ni ñu waxtaanee moom mais moom ba nii ñëwagul si bureau UMS loolu moo tax aussi mënuñu ko woon a poser fenn lenn rek moo si soppeeku mooy fa muy liggéeyee Thiès nga jóge dem Tambacounda mais xam nga ñun aussi du suñu wàll ñu ñëw taxaw di waxi Tamba naan Tamba mel ni ku fa dem rek dafa am lu ñu la daan parce que dafay mel ni waa Tamba bokkuñu si dëkk bi te loolu aussi man mënuma koo wax. ñu wax ci leneen jëm ci wàllu direction cœur de ville Kaolack bëgg ànde ay leeral jëm ci wàllu kon yéen nit ci ay tuuma ñu teg seenu ko ndodd ne njiit la Serigne Mboup day jël ay cantine di ko def location vente te amu ci benn yoon sañ-sañ bu ñu sukkandikoo ci direction boobule ay leeral andi nañu ko ci ndax loole bu ñu ko amul woon ñu ne duñu ko def waaye ñi ko yëkkati ni am tuuma xamuñu ci dara te li leen tax a jóg rek mooy yàq ba tax na ñoom ci seen bopp dina leen yóbbu ca fa mbaxana doone benn ki àddu yox seen kàddu di Abdoulaye Gueye ñu teelu ko ak Alioune Kane yoo xam ni tey bëggoon nañ moom ci boppam mu ñëw indi ci ay leeral ndax tamit boo dee tere jaay pas de porte te yow marché Médina bi nga yor yow yaa ngay jaay ay pas de porte kon même type de contrat la kon yow booy jaay pas de porte waroo mën a dénoncer keneen koo xam ne day jaay pas de porte te c'est très légal ci biir yëf yi mais duñ ci sori. tey huissier bi ak yooyu. citation directe moom su fekkee li muy wax ñeme na ko suñ ko envoyé huissier bi suba na wax ne la ma waxoon maa ko wax preuve yaa ngi nii. su amee lu ñu yoon teg nañu ko war a teg su amul danañ ko topp ba yoon teg ko li ñu ko war a teg ndax fii situation bi doon lu ñuy maslaa te teguwut ci wàllu politique dafa tegu ci wàllu liggéey ndax cœur de ville lu mu bon seen institution ay nit di ci liggéey di ci góorgóorlu. mi ngi noonu mbokk yegg si nañu ci xët bu mujj soxal xibaar yi fi yéen kaay xëy ak Mantoulaye Thioub Ndoye. bu nelaw yombe it gént jafe ci réew mi 24 heures yéene kaay ne ma Sall ngaari lam toor def te jaaratul sax faf yàlla moom président Macky Sall nelawatul bay yandoor sax faf coowal pétrole bee tongal président Macky Sall coowal gaz bi ak suppiku ci wàllu climat lii moo andi jiixi jaax ci bopp président de la république Macky Sall l'évidence yéene kaay ne ma moo ne day waxtu woowu fii ci réewum Sénégal day ña ngay caxatee la ñu amus néew ci wàllu pétrole l'exclusive yéene kaay ne ma wallooy ña ngay taal saar ña ngay jeexal kër ga tàkk ab gré à gré bu 200 millions nag moo andi coow la déggoo am nag diggante Sarr ak borom marché ba te conseil d'administration ba yëgul tenul loolee tax nag ba société bu pétrole bii amee jafe-jafe jamono jii ñu jàpp Sarr nag daal di koy xoj tong-tongal ko abus de confiance tàmbale juddu ci société ba loolee nag tàmbalee xoj Sarr ñu rax ca dooli actionnaire majoritaire ba yéene kaay bi di l'exclusive ne ma ñu teg kook opa l'exclusive ne ma dara ñay xeex xaadim ba ñoo bëgg xoj Sarr jamono ji ba mu daal di nërmeelu libération yéene kaay ne ma sunu pétrole gi nañ ci wax diggante Sarr ak Petrosen la ak commande boo xam ne conseil d'administration ba yëgul ñaari téeméeri milliards ñu ko cay tudd te moo ne day mbir yi dafa mel ni tàmbali na ci coow loolee ndax cargaison bu njëkk daal dina yegg si juróom benni fan ci weeru décembre l'évidence ne ma loo ci mënti déggit Sarr directrice générale la ñuy sàkk mu tekki ndombal tànkam moo taxit Omar Faye leeral askan wi mi ngi sàkkoti ci président de la république Macky Sall mu jëli responsabilité am ci dossier Sarr bii ndax bu ñu ko seetaanee fas nañu yéene soobu ci guuta goo xam ne duñu xam nan lañ koy lijjantee Vox Populi daal di may xamal ne Sarr ña ngay bëgg setal seen bopp ca mbir ma de ña ngay
ngay xam la ni ñoom Xaadim Ba ak ñamu àndal Dermon Oil ak ñoom seen dañ koo yoreel $2.4 milliards war koo fay laata fanweeri fan ak benn ci weeru décembre 2021 ak yeneeni $2.1 milliards yoo xam ne war nañ ko koo fay Xaadim Ba it en retour yoreel ay fournisseur am xaalis moo tax nag directrice bu SAR ak nguurug Sénégal dem xooli nag juge des référés légal ngir topp mbir mi coow la jaxasoo na ca SAR source a daal damay xamal ne waxu pétrole ak gaz ci réew mi tere naa nelaw président Macky Sall ndax nag dafa feeñ suñuy wax mel ni lu ñu andi li guuta yaakaar nag lan ca amoon jàpp ne pétrole beeg gaz dinañu génne ci jafe-jafe suñu yaakaar dafa mel dafa tàmbalee yankeeku source a ne ma BP Cosmos ak Woodside soo moytuwul nag ci Sénégal li muy feeñal ci gaz ak pétrole daan ci laajte téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya te buñ ko deful boo moytul daañu lank tey seen loxo ne duñu génnee benn toq ci suuf wax ji mooy Sénégal amul moyen daal di vérifier nag la nga xam ne moom la ko compagnie yooyee di teg ne loolee la ñu def ci investissement moo ne day nguur gi mas na loué ab cabinet d'audit source a ne ma ngir contrôler ci la ooy lam ko wax ne ko loolu la def ci koppar le quotidien ne ma Macky Sall day daal dinay duggaat bu baax ci débat pétrole beeg gaz bi daal dinay xam le ni amul benn expert ci àdduna boo xam ne mën nga contrôler chaîne de valeur bi réew mi tribune yéene kaay ne ma retraité de ñi ngi sàkku ñu fay leen dërëm joxuñu leen ko le mandat nay demal xoolal ma Zahra Iyane Thiam ak microfinance ba nga xam ni ma ngay suuxee laas yéene kaay ne ma Dame Diop moom it scandale laal na ministère am ay jege ñaaleem ñooy sàkku $10 millions ngir ministre bi mën leen xaatimal ay këyit waxtu woowu le quotidien ne ma poste day jafe-jafey fay la ñu am jamono ji ci waxtu woowu Pikine moom di dalloo ay infrastructure yu bees libération yéene kaay ne ma Abdoulaye Timbo daal dinay dalloo ay bloc opératoire diggante Kër Massar ak Diamaguène Sicap Mbao dalloo it ab poste de santé boo xam ni mag ña lay faj te grande mosquée bu Pikine tribune yéene kaay ne ma lu mënti am jàppale ni tey jii aljuma Ndakaaru jël Diop Sangomar du yomb ba ci Sénégal kay ndax nag coalition yu bëri waaye itam ay syndicat daañu fekk yanamaal ci seen doxub ñaxtu gi borom régie publicitaire yi nga xam ne luy panneau ci Ndakaaru daal dinañ koy daaneel fas ko yéene joxi étranger ñu ñàkk ci ay milliards yu takku loolu daañu fekk yanamaar ñoom nag ñu woo ci seen xeex bi ñoom régie publicitaire yi menuisier métallique yi maçon yi chauffeurs yi afficheurs yi annonceurs yi ndax ab chaîne la boo xam ni bu ñu daaneelee tableau yi ñoom ñëppay ñàkki marché critique yéene kaay ne ma aljuma la joo xam ne tey ji artu da cee njëkk de te bu ñu bàyyee mbir mi daal di dalli coow daal di juddu ci réew mi waxoon nañu leen en tout cas yéene kaay bi ne ma préfet bii di Mortala ci ndey daal dinay nangul yana marché nu marché tay bi le mandat ne ma yeewi askan wi dara la ñu nangulul président Macky Sall woote gi muy woote ngir ñu dialogue ak opposition bi yeewi askan wi nee ñu ko ñëwuñu tey ñëwuñu ëllëg tribune ne waa yeewi askan wi kay dañoo mere ba futt président Macky Sall mere yi Jibril Ngom faaf nañu nag lancé a pétition boo xam ne ngir président Macky Sall bàyyeekoo ci nguur gi la ndax nee ñu la mu def ak Jibril Ngom haute trahison la bu askanam direct news ne Ousmane Sonko ak ñamu àndal day daal dinañuy dal bu baax a baax ci kaw président Macky Sall ne daañu porter plainte Jibril Ngom loolu moom leer na yeewi askan wi fas yéene nag langool ak Union africaine ngir kalaame président Macky Sall ñuy ñaxtu it fraude yi nga xam ni ñi ngi koy tàmbali nemmeeku daar ci séddaleem carte électeur yi laas yéene kaay daal di may xamal ne opposition ba it ñi ngi ci geneenu xeex de déposé na nag ab proposition de loi ngir gën a xeex ngóor jigéen ak lu mu langool dañ ko faf bëgg criminaliser si réew mi lu crime rëy ña koy atte l'enquête ne ma ñu ngi nii Chimère Diouf moom mooy jiite union des magistrats bu réewum Sénégal daal dinay wax ci lu bari ci jafe-jafe magistrat yi moom président bu yees bu UMS ne magistrat yi ñoo war a jël seeni responsabilité ndax nag atte di justice àndul nag ngay seetaan keneen di dugal loxoom ci mbir mi keneen di la dominer wala di la teg ay pression ba ngay jalgati magistrat warul tërëf warta taxaw nag di wane dafa néew doole ba nit di ca am porox ndoola di ko sant leneen ci coowal téliko bi moom magistrat bi ne munu caa wax ndax yeneen magistrat yenu affecté wax nañu waaye téliko waxul las yéene kaay ne ma Chimère Diouf kay nee na lu yàq justice ña nga xam ne ñoo cay liggéey lu njiit njaag ñoo cay njaag Sud Quotidien moo tax it ñoom magistrat yi de daal dinañuy sóobu bu baax a baax ci transparence ak sincérité ci lépp loo xam ne jëm na ci élection yi libération ne ma ku wax lii wax la ca des Sénégal